salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission wareef fu waay mën ci féete ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm salaamaaleykum képp koo xam ne rek yaa ngi nekk à travers le monde di ñu seetaan yaa ngi biir TFM biir nu ma koy waxee biir émission wareef ñu leen di ñaanal moitié yendu la mami kendal la ñu fu ñu ne kendal kon boo kendalu jàmm ci képp ku jàkkaarloo ak ñun ñu ngi ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal sunu soppe yi ak sunu xarit yi ñaanal itam malade yi tëdd ci hôpitaux yi ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw ñuy ñaan yàlla muccal leen bu nu muccee lépp loo xam ne teg nañ ci loxo yàlla na ci yàlla roof barke bisimila leen ci émission wareef maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Ndoye Bane. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax Eva di la wax yendul ak jàmm ak salaam comme ni ko moom mi waxee ci kendal la ñu ne ci kendal ak jàmm ak salaam. kendal gi mi ngi commencé yow sa kendal gi dafa rax loo doon def sa kër. kan man waaw. kendal comme ñëpp rek. d'accord non c'est que nag émission bi heure bi dina day tar parce que xam nga. doo xaw ma ku ko tànn waaye dem naa fi marché ti leen duggi naa dellu si na. waaw non c'est que doo añagum nag loolu mooy problème bi. dara newu ci. da ngay def émission bi ak xiif bu metti war nañoo teg fii sponsor boo xam ne da lay teg fii ay añ. ñuy añ di wax. di naan ataay di wax. waaw donc ñooñu tamit war nañoo ñëw. waaw ay añ yu baax quoi mami na lijjanti loolu. très bien ay naan ataay parce que sinon da ngay waaru. waxtu bee ko laaj di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaanu mu yàgg fi loolu te wér. très bien di ziar waa Pire Sodiokhor sunu xalifa sëriñ Mansour Cissé. ak sëñ Maodo Cissé ak moom parent ji bi Diagne ak kilifa yi fa ne yëpp ñu ngi leen di ziar. très bien mami Linguère bismillah. wallaay léegi moom li mu wax dañ koy dëggal ndaxte njaga tonton Njaga Ndour a ngi ci kër gi. nam yaa di bokk Njaga Ndour bu ko def màggat ni ko grand Njaga rek. amul problème non moom xam na li tax ma koy woowee tonton Njaga de. ay tonton yi am na ñu koy bañ non c'est-à-dire Njaga dafa am lu kenn amul ci man. xam nga man noo mën di toll boo ne maa dama ne man la maane. waaw mais moom yàlla dindil na ko loolu moom waaw moom chance boobu am na ko ci man kon damay ñëw rek door ni ma daan dooreeti neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaari tey ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram ak sunu kilifa yi fi wàññeeku ci ginnaaw bi yëpp yaay di gën yàlla na dëkk ak soppeem ba Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. merci beaucoup Linguère Ndour délégué de quartier ñu ngi lay nuyu. di la wax bismillah yaay délégué de quartier wu Liberté 5A. waaw maay délégué aywa El Hadj Samba Diouf bismillah. man maay délégué de quartier Liberté 5A di nuyoo waa Sénégal yëpp waaye di jaar nuyoo bi ci waa Liberté 5 yi nga xam ne fa laa jóge di ko jaar ci imam bi nga xamante ne moo yor mosquée bi muy imam Mansour Gueye. di sant it sunu magul jàkk ji. le président Adi Wade yor nekk RTS yor la communauté musulmane bu jumaa ji. sunu papa sunu xarit waaw di ko baax. dëgg la di régulateur ci quartier bi. donc ñoom ñu ngi leen di sant aussi la communauté chrétienne. représentée par monsieur Alois Diouf. di sant képp koo xamante ne daal. yaa ngi la communauté chrétienne de Liberté 5A. Liberté 5A. représentée par monsieur Alois Diouf. moom mooy seen président communauté. très bien di sant sama bàjjenu gox. di sant sama association yi nga xam ne ñu ngi biir Liberté 5 ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu waaye nag fa ma ko waroon tàmbalee muy di nuyu sama yaay ndax man nu ma mel suma yaay la. kon mook sëy maa ngi koy sant bu baax di ko nuyu bi di nuyu tamit ki nga xam ne mooy sama xalifa tey muy sunu taawu baay di aale Samba Diouf maa ngi koy nuyu moom it di ko sargal di ko sant bu baax yéen it di leen sant di leen nuyu ci dalal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah. ma ngoog dañu kontaan loolu ne moom bi mu dooree mbokk mi bu dee yaa ngi soog a jàkkaarloog sa télévision Futur Média na nga xam ne rek yaa ngi seetaan émission wareef horaire yi la ñu décalé ngir rek ñi nga xam ne itam dañu nekk à l'extérieur ñu mën noo seetaan ndax xam ngeen ne ndakaaru mën naa nekk guddi beneen dëkk nekk bëccëg feneen nekk bëccëg fii nekk guddi yàlla daal a foor émission wareef nag mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 ngir ngeen mën a indi seen seede ci li nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee délégué de quartier yi ni ki démb dalaloon nañ fi benn délégué benn chef de quartier chef de village macha allah mu ñëw ak expérience am waaye kii nu dalal tey bu nu dee xool ci wàllu at macha allah donte dañuy wax la valeur n'attend point le nombre d'années dañuy wax ne wax dëgg yàlla du fi màggat lool waaye mu actuel ba dee li ñuy wax rek dañuy joindre l'utile à l'agréable
agréable moom nag ñaari ñëpp la boole ba nga xam ne mën naa ànd ak mag ñi mën naa ànd ak xale yi li may def kay mooy bàyyi Ndoye Bane mu tàmbali bismillah ak moom. ok jaajëf li ma koy njëkk a laaj mooy Liberté 5A. mooy Liberté 5 yëgoo wala yoonu ndam ban la ci. mooy Liberté 5 bu yoonu ndam. mooy bu yoonu ndam. waaw moom mooy Liberté 5A takkee jabar yow. waaw. voilà takkee Marie mais beneen Liberté 5 bi nag laay waaj a takkee Amina Poté waaw léegi ñu la doon laaj. xale bu rafet bi ci kër gi neex na la de. non Poté Aminta non affaire bi. xam la jolie acca àggali. moom moo ko tardel xam nga moom nag day xam nga. li ma ko laaj amu ko quoi. parce que man ku bëgg ma nekk sa jëkkër il faut say mbokk dajale li ngeen yor jox ko samay mbokk. affaire bi waaw moom moo ma nopp man du maa ko du may wër Poté de Poté may wër. c'est ça il faut ngeen xam. niru na ko sax niru na ko moom may wër moom niru na ko bu baax macha allah xam nga man aw ma jotu wër kenn. voilà moom wër na sama jëwriñ ji. léegi ma doon laaj yow ñaata at nga am parce que dafa mel ni paa yi fi jaar mat na la waajur de ñi fi jaar. waaw mais noonu la rek. 38 ans laa am. 38 ans. mais da ngay dellu ba ca gannaaw Ndoye Bane. waaw parce que ba muy sax toog. waaw boobu gënoon naa macha allah nekk ndaw. ba muy je sais parce que dama bëggoon xam nit ñi xam ni. que ni jeune nga bon 72 dese naa bu seeg nag Sénégal nag li ñuy def man d'accord ma ku am 45 ans ñu naan la jeune nga 45 ans ku ko am jëm kaw nekkutoo jeune mooy à partir de li ko commencé 15 ans jëm presque 25 ans 30 ans d'accord naa ne jeune nga mais Sénégal da ngay gis ku am 40 ans ti ñu naan ko tu es encore jeune nga jékki-jékki ni ba fa nag tension ak yëpp dal la mais je vais te dire la vieillesse n'a rien à voir avec notre état civil. Tout se passe dans la tête. d'accord mais tey jii mën ngaa am 100 ans. Sénégal waaw am na boo yoo gaa yoo xam ni ngi ci kaw lal yi di new parce que 40 ans lañ am. ñu naan ay nit naan la tu es encore jeune. doo xale. boobu tam tem la. 40 ans soo ko amee doo xale. li la dese nga dee bareetul. non c'est vrai. man mii tey man nekkatuma jeune. j'ai plus de 40 ans. xam nga doo am doom ji am 20 ans naan jeune la di def yi fi booy nekk fi naan jeune la doo jeune ah. loolu day tardel ñu bëree bëri. donc yow mii peut-être yaa gën a nekk jeune ci chef de quartier yi ñu xamagum. yaa ci gën a nekk jeune. mais taxulaa nekk jeune. may laaj kañ nga jël la ngay délégué de quartier Liberté 5A. la ngay maa ngi ko jël en février 98. waaw parce que foofu laay tàmbalee muy ñu ko xam ne si Baye Niang moom moo yoroon chef de quartier bi ñu janoo kër muy mu xaddam bu baax di sama baay di sama maam. macha allah. la mu daan def lépp man la daan woo maa daan yóbbu jamono jooju police moo doon indi carte d'identité chef de quartier yi ñu koy distribuer. dëgg la comme moom nag mag la daf ma daan jox may wër ci quartier bi distribuer carte d'identité su amee convocation ma yóbbu ko lépp lu mu doon dox daal man la ci wóolu woon. 98 nag yàlla def mu war a tuxu Sacré-Cœur. mu woo ma ne ma. at yi de tuuti na waaye de damay dem waaye dama lay jox lengay. 98. 98 boobu ñaata at nga moom. boobu maa ngi am 16 ans. 16 ans. waaw 16 ans laa am. boobu xanaa jàngoo. non man maa ngi doon jàng boobu lycée de la Fosse. mu ne ma nag léegi jox naa la lengay nga doxal waaye boobu man lu ma récupéré chef de quartier bi yëpp dama ko koy yónnee ba juillet 99 mu wàcc liggéey. yal na yàlla yërëm. ba mu wàccee liggéey nag. ma continuer bénévolement de février de juillet 99 boobu ba 2011 si lañ ma doog a fal. parce que 2010 si laa dem Makka ci biir chef de quartier 2011 ñu soulever le problème de délégué de quartier bu Liberté 5. comme c'était loo xam ne c'est officielul. ñu bëgg ko rendre officiel. ñu installé un conseil de quartier mu porter le projet woo nit ñi ñu def demande de candidature am ñu signalé wu ñu dem ba ci biir mu des benn nit ak man muy sama papa Ousmane Diall ma koy sant au passage. ñu dem yàlla def ñu dem élection quartier bi ne kan da nga fi nekkoon bénévolement. di liggéey te kenn joxu la dërëm kenn defaru la dërëm nga nekk au service du quartier pendant 13 ans. donc yellul ñu jël lii di ko jox keneen. ñoo quartier bi ñoo defal ñoo dem seen bopp def seen campagne bopp. wax nit ñi que kii moo mérité lii
na ngeen ko jox. ñu dem élection yàlla def ma gagné ko officiellement ci élection parce que loolu mooy tax nga am légitimité. parce que bu ñu la tegoon nit mën a jóge fa ne dañ la fay teg. waaye man dañ ma élire. si école Liberté 5 bi. ñu def ay élection yàlla def ma gagné. waaw Eva mami damay dégg tout le temps def ay élection ñi fi jaar ñëpp def nañ ay élection ñu gagné ma ba ne ñan ñu électeurs yi ñan la. élection carte kii. délégué de quartier. waaw ñan ñooy électeurs yi. parce que c'est le quartier. mais waaw habitant Liberté 5 mais c'est pas tout le monde. parce que élection yooyu mënoo woo quartier bi ñëw voter. mais y a des têtes de liste. par exemple da ngay dem ci mosquée bi. ñu yónnee seen représentant nga dem sur la communauté chrétienne yónnee seen représentant nga dem ci ñu fi yor ay daayira yónnee seen représentant OCB yi nekk ci quartier bi yónnee seen représentant ñooñu ñëpp suñ ko boolee nag ñu ne ñii ñan ngay wax OCD. OCB yi mooy les organisations communautaires de base yi. muy femmes yi organisation femmes yi. groupement jeunes yi. muy mosquée bi association de la mosquée. képp ku fa nekk ñu jël ay notable jël ay personnes ressources ñoo xam ne am nañu baat ci quartier bi ñu leen yéen yaa leen constitué le collège électoral. léegi nag yéenee dem au nom du quartier. ñoom ñooy nekk électeurs yi. ñoom ñooy nekk électeurs mais est-ce que gisoo woon tey ji dañuy jël kër gu nekk. ñu jël terrain. defe naa loolu moo gën a quartier bi pour créer benn quartier il te faut 100 maisons ba 150 maisons est-ce que du gënul woon tey jii ñu jël borom kër yi soo ñëwee quartier ñoom Eva Tra imam dem voté ji nga dem quartier ñoom mami sëñ ba dem voté ji nga ñëw quartier ñoom Ndoye Bane dem voté ji maanaam kër gu nekk borom kër ga dem. 100 habitants yi daal. waaw 100 habitants yi dem voté ji est-ce que loolu moo gënoon a pratique moo gënoon a. waaw li nga wax moom dëgg la loo gisee am na la ca gën. waaye comme ci jamono boobu ñun forme bi ñu gisoon mooy que quartier bi sentir que ñoom ki fi nekk ñoom ñoo koy teg. ñoom nañ ko sentir ndax defoon na bruit ci quartier bi ba nit ku nekk fi nga toog xam nga ne affaire délégué de quartier wax nañ ko ci biir quartier bi te nit ñi ngi ci. waaw mais délégué de quartier yàqul sam njàng ak liggéey yooyu looy liggéey luy sa métier. man moniteur code de la route la. moom laay jàngale. njàng mi moom. te nii ngay solo de. waaw nii laay solo. njàng mi dina gaaw. très bien merci Ndoye Bane merci introduction boobu am na solo lool. soxna Mamy Linguère il faut que mu tooñ ko. yow sa maam daf la daan dénk waaye kii toog itam xam naa ne ku maam gungeel. waaw dañ koy sargal di ci jaare waale di sargal mbooleem waa Hizbut Tarqiyyah. di ko teg ci loxol sëñ Atou Diagne mi nga xamante ne moo leen jiite waaye ak sama baay yooyu mu ci am Pape Moustapha Pape Ablaye Diop mi jiite jàngkat yi. kon dañu lay laaj rek sa quartier. Liberté 5A yan problème yan jafe-jafe. moo yi fa gën a fës ak yi nga xamante ne yaa ngi fay jànkoontoog ñoom ndax dañuy seetlu que ne quartier la boo xam ne xeet yu bokkul dañ koo dëkkee. quartier la boo xamante ne comme ni nga koy waxee ndax dama dégg souvent muy ñëwaat ci sa kàddu donte am na quartier yu muy gën di fës ak quartier yu mu gënul fës ngay wax communauté chrétien bi naka ngeen nekkee ak ñoom ak yan jafe-jafe nga ci am. waaw quartier moom buñ ko waxee rek Sénégal les problèmes boo xoolee ce sont les mêmes dans tous les quartiers. ndax en général dañuy rencontrer problème de voisinage. parce que sunu quartier yi xat na. waaw seen kër yi xat na lool jegente na. couloir yi xat na. donc xol yi bu yaatuwul rek toujours ci problème ngay dëkk. te problème bi toujours day nekk entre voisins. loolu fës na fa. am nañu problème yoo xamante ne ce sont des problèmes reliés ci dëkkuwaay. léeg-léeg damay gaare sama oto fii mooy sama buntu kër. fii waroo fi gaare yooyu moo ñu sonal. waaw ba léegi bu dee dëkk ba la da ngay dem rek gaare fu la neex. y a des gens yoo xamante ne. par exemple bu ñuy kaas dara c'est pour l'intérêt public. am na ñoo xamante ne ce sont des intérêts crypto personnels. loolu nag yow yaay jéem a xool toujours déceler lan moo mun a am ci problème bi nga bañ a maanaam yow mi nekk délégué de quartier toujours tëddeel njaaxaanaay. amul kenn koy faral na nga wax ci dëgg te yàlla mun tax. donc problème yooyu am nañ ko fa muy problème de voisinage bu fekkee nag ñu ne communauté chrétienne bi on est en symbiose parce que quartier dañ koy organiser. boo buggee jiite ay nit da ngay fexe boo jiitoo ñu topp la parce que soo jiitoo ñu bàyyi la ñoom ñu bàyyi la nga dem di nga wéet ci sa yoon. waaye da ngay fexe ba ñoom
ñu adhéré wu ci problème mu quartier bi. donc ñun c'est ce qu'on a fait on a installé des comités yoo xamante ne dafa regrouper toutes les sensibilités de Liberté 5 muy bàjjenu gox di imam bi di communauté chrétienne bi di ñi nga xamante ne ay personnes ressources la ñoo ñëpp dañ leen jël. boole leen ci benn collège. yan saa yi ci biir jumaa ji la ñuy réunion avec l'imam ak magu jàkk ji problème mu am lañ toogkat ne kat problème bi am na naka ak naka la ñu war a def. donc ñu ne communauté chrétienne bi on est toujours vraiment dund ci dund bu sell. ndax nit bu ne am na loo gëm waaye respecter toujours nit ki du mu gëm. te Sénégal yàlla dimbali nañu. dimbal gi mooy di nga dugg ci quartier wala nga dugg ci kër. ba génn te doo xam kenn ci ñoom. ndax am na sax chrétien ci biir wala am na musulman ci biir. kon loolu nag gage la boo xamante ne ñun. ñoo ko war a préserver. nu ñu koy préserver nag mooy toujours. ñun ñu jiitu bu ñuy dem nañu yóbbu ñëpp. nañu ànd ak ñëpp nañu fexe ba ñëpp gunge ñu. bu boobaa dinañu am xel mu dal yegg fi ñu jëm. ndax combat yi benn la. bëgg-bëgg yi benn la. muy améliorer sunu nekkin. sunu cadre de vie. loolu mooy li nga xamante ne. moom moo ñu animé ñi nga xamante ne ñoo yor nomba baat ci quartier. ba tey damay dellu siwaat ci problème yi mooy. dama naan la bu fekkonte ne dañu arriéraat yëf yi ba delluwaat ci 16 ans yi nga doon jàppale suñu waajur bu baax woowu. lan nga ci jànkoonteel loo xam ne danga naan regretté naa lu tax ma bàyyi woon la ma doon def ñëw nekk délégué de quartier lan nga ci gis loo xam ne danga naan lii bu démb doon tey. waaw parce que xam nga Sénégal li gën a metti mooy bu fekkee dañ la jox dara loo yor te ba nga ko yoree daanaka yoroo ci lu officiel. donc am na ñoo si xamante ne si biir réglé bi nga réglé seeni problème sax dina ci wax lu la metti. ñu safaanu ba mel ne man. waaw ndax dugg naa ci kër di génn dégg baat boo xamante ne ba léegi su ma ko fàttalikoo. du ma ne sax dina ma metti daal waaye dina am lu muy yëngal ci man. waaw ndax xam nga àdduna doo bugg sax xam lu ñaaw. wala doo bugg wax lu ñaaw wala doo bugg dégg lu ñaaw. man fa laa féete. waaw ndax damay wax ne œuvre nit ku ñuul ak doomu aadama bu mun doon. ça va toujours se conjuguer à l'imparfait. dara du ci mat. donc nag ku xam ne yow fa nga nekk dara du fa mat. fa nga jëm nga ñaan yàlla mu mat. te la koy mat nag mooy. la nga xamante ne ba nga nekkee ci passage boobu diggante liir bi ak néew bi. passage boobu sëñ Abdou Khadre doon wax ne. dara lu ñaaw xaju bu gàtt la donc weddi fa yàlla sax wala mooy fa yàlla. nee na xaju fa. donc nag ñun bu ñu nekkee nag ci cadre boobu nag donc war nañu fexe ba vraiment ñu am benn niveau de tolérance. loolu moom dëgg-dëgg ba ma ko déggee man. ñu wax ma wax bu ñaaw boobu. metti na ma metti boo xamante ne dëgg-dëgg dama ne woon lii dara jaru ko. te kat sa jigéen dina la ci yokkante boo fa jugoon ñu namm la. waaw lu la waay bañ lu mu la soppul ci bërëb ba nga ne boo fay jógee ñu lay nam. su ma demoon léegi ñaan ñi toog dañ may namm dañ may seet. noppi leen rek may leen ma rek bi nga soo nekkee bu may dem ñu may seet. délégué de quartier nekk waa quartier bi di la dingat nga jóge fa ñu ñëw fal Ndoye Bane. waaw quelque temps après. ñu ni yow mi fi jógee. yaa ma gën. affaire bi fii ak yaa ngi ko yor. dañ lay critiquer. soo demee boo yoratoo ko. keneen xaadim remplacé la ñu ni non kii xaadim mi fi ne daal ki fi jógee ko. c'est que loolu mooy ji ko sénégalais léegi ma doon loolu la laaj. su fekkee ma mi pare na question yi. ma doon laaj est-ce que waaw mais seen statut bi nga xam ne ba léegi. dara jëw maanaam avancé wul arrière wul yow noo ci wax en tant que le plus jeune délégué de quartier. Ndoye waaw xam nga dëgg yàllaa ko moom. keroog dégg naa nga interroger le ministre. mais je le dis la ma dégg man doyuma. loo dégg. mooy bu ma sama doom ñëw te loolu du mat parce que xam naa problème yi nekk ci maire. mais bul réere biir benn yëf. yéen itam yéen vous êtes représentant du maire. xam nga bu dee hiérarchie dafa am. topp leen ci ministre bi. maire bi la leen booleel ngeen nekk link yéen ak maire bi. xëy na ci loolu lay waxee mu ne. mu rattaché leen toujours ci maire bi. mais yow est-ce que maire yi non dafa ak monsieur le maire. kuy seen maire santé aaj. kan mooy santé aaj mooy sunu maire. mooy seen maire santé aaj. waaw dama koy remercier nag au passage. ndax on a de très bonnes relations am na relation bu baax
ak tous ces délégués de quartier. ndax xam nga maire yi boo ko yoree dafa am mat gooy tëddee. mooy ni maire yi boobu laa gis ne boo fa duggee. doo fa gis appartenance. moom fa mu nekk moom. bu la ko waxul doo ko xam. mais ceebu maire bi fan lañ ko doon séddale. ceebu maire bi ñu ko doon séddale ci école bi. école bi sunu maire yi mi ngi stand-by ba léegi. waaw parce que xam nga maire du jiitu état am na yoo xam ne bëgguñ jiitu état dañuy xaar état def ba pare. parce que xam nga bu ñu defee maire yi dugg état dugg liggéey bi day ruube léegi xam nga ne yow gis nga joxem ceeb bi problème yi mu soulevé yëpp. ci biir quartier yi il y a eu beaucoup de problèmes. yéen jotagu leen. non ñun suñu quartier jot nañu. ñoo ngi doon bërki dem la doon jox RNU yi. donc mooy profité sa occasion bi di remercier soxna yi nga xam ne ñoo fa nekk yore comité de distribution bi gis naa coono bi ñuy jànkanteel. muy liberté école liberté 1 lañ koy joxee. muy soxna Tabara Gueye di soxna Ndeye Ndiaye ak madame Dour. mais nag foofu ñu koy joxee foofu noonu am na lu fay xew. parce que ceeb bi su ne Ebatra ceebam a ngi nii. am na ñuy jàpp ceeb bi pour génne ko. génne ko école bi. mais jàpp ko wàcceel ko. waaw am na ñu ciy laaj fayee ko téeméer ak 1000 francs. waaw loolu dégg nga ko. waaw dégg mais loolu du yoon. déedéet c'est pas normal. mais lu tax ngeen di seetaan loolu tamit. non attention ñi laajte loolu ci staffu kan la ñu nekk. est-ce que ay doxandeem la yu doon romb rek bëgg daan doole itam ñëw di wàccee ceeb bi wala ñëkk a indi c'est ça. loolu tam soxla nañ ko soo demee fa ñuy séddale ceeb. xibaar yu wér te wóor laa lay jox ni ñooñu fa ñuy séddale ceeb ba ñaa nga fa su nee Mami Diop ñëw taxaw ñi koy jàppal ceeb bi wàcceel ko tegal ko waxuma génneel ko école bi de wàcceel ko tegal ko ni ko say saakoo ngi ñooñu Mami da leen ñu jox téeméer wala 1000 francs war a du wàcc gannaaw jamono neexul jamonoy corona la ñu ne de dodul woon ki néew doole bañ koy dimbali kooku di wàcce maire ñoo ko war a jël en charge ñooñu di wàcce ceeb bi su fekkee loolu mooy seen liggéey wala bokk xam nga su ma juumee ngeen wax xam nga ndooy man par exemple man ba nga xam ne sama quartier dafa aye waaw dama mobiliser ay nit def dispositif ñu ñëw taxaw man mii di wax yow dama doon yenn ci saaku ceeb di ko génne ndax man sëñ Abdou Karim mooy suma sëriñ waaw dafa am ci lu ma tegoon maa ngi koy sant di ko gërëm ma wax ni ab jëwriñ day toll foo xamante ne du wax day jëf bu jëfee rek ñamu dirigé da nga ko ciy fekk man yàlla mooy lu ma la wax rek délégué de quartier maa ngi sant ni maa ngi sama doole laa xaaruma kenn donc école ba laa nekk bu ñu waree yëkkati saako ceeb ma am ñu ma jàppale yëkkati bu ñu waree dugal soto ma dugalal leen parce que samay administré lañu dama leen wax ne yéen foo leen taxaw mais yéen délégué lu tax ngeen gis loolu te kaasu leen ko waaw comme man ba ma ñëwee fekk ko fa parce que ñun ba ñuy distribuer loolu amu fa waaw ba ñu distribuer loolu amu fa. ku ñu tegal saaku ceeb téeméer ngay fay. waaw ñun ba ñuy tàmbali amu fa. léegi ci man loolu après laa ko fa fekk liggéey bu dox la de. après laa ko fekk soo wàccee fukki saaku ceeb am ñaata. waaye nag c'est pas loo xamante ne c'est obligatoire bu la neexee yow boo amee ku la téyel mu téyel te doo fay. waaw voilà. bu la neexee. non. très bien. yéen yow sa ci sa fa nga nekk. yéen a ngi jot li délégué de quartier yi di jot. ak itam maanaam wàllum déclaration bi ñuy wax ci ku juddoo ku yeneen. ak yóbbum convocation yooyu yéen a ngi ciy dox bu baax. ak itam ndax jàppoo ne su fekkonte ne carte d'identité yi su génnee police. dañ ko doon dajale delloowaat ko ci chef de quartier yi comme yéen a yor quartier bi xàmmee ngeen but ba but. ngeen mën koo séddale est-ce que du woon wàññi carte d'identité yi nekk ci police beeg réer naag réerut ak bu élection ñëwee mu indi jaxasoo. waaw loolu moom lu am solo la ndax boo xoolee ni des fois nit dina joxe carte d'identité am pour déposer ko mais dina toog lu yàgg du ko jot wala na jaabante police ba sonn mais su fekkonte ne ñoom danoo fexe ba xam ne ñii ñëpp Liberté 5 lañ dëkk ñu jëlaat délégué de quartier bi woo ko jox ko listam kooku si benn fan benn bis mën naa distribuer képp koo xam ne yaa ngi Liberté 5 ndax man fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo donc xam naa quartier bi. donc loolu nga wax mooy li nga xamante ne moo gënoon. aussi soo demee ci police yi wala ci yenn bërëb yi da ngay fekk carte d'identité yu bëri yu réer. ñu déposer ko fa ay keesu carte d'identité. donc je me dis que bu ñu xoolee peine bi nga xam ne nit ki da koy def bu carte d'identité mu réeree. donc waroon nañ def benn travail boo xamante ne tey police bi dañuy recevoir chaque délégué bu dëkk ci gox boobee. mu ñëw mu trier carte d'identité yi nga xamante ne dafa jëm ci goxam
moom mu jéem a dem xool seen borom mu jox leen ko. loolu te mën naa nekk. tey dem ca commissariat ba ñun la demal sa kër délégué de quartier sa carte d'identité mi ngi fa. du fa réeree du fa jaxasoo wala bu fa réeree itam dinañ mën ne fii la nekkoon wala fii la nekkoon mais commissariat ba nga dem pour déposer. fajar ngay xëy dem. renfort ba tàkkusaan nga doogaay di déposer. nga war a jëliwaat sa carte d'identité bu tayee nga ñëw ñu ne la dikk na bu subaa nga dem ñu ne la dikkagul bu ginnaaw subaa ñu ne la est-ce que duñ ko seet ca kees gee loolu mooy dem ba mooy indi tayyeel bi ba nit ki di dox sans carte d'identité wala nit ki dem ba carte d'identité ba far fa réer mu nekk peine perdue parce que sonn nañ ci te xaalisu réew mi lañ ko defaree. très bien. waaw mais yow bi la waa quartier bi falee est-ce que maire bi génne nañu maire bi fal na ak fal na la ci arrêté est-ce que jox la arrêté bi la fal. jox na ma arrêté. def na cérémonie. def na cérémonie ci biir kii bi jardin bi. lieu public bi. dañu ko cérémonie. le sous-préfet ñëw commissaire bi ñëw. les dignitaires du quartier bi ñëpp taxaw. jox ma officiellement suma drapeau lépp lu ci ànd. pour ne ñoom installé ma officiellement. kon yaa ngi jot indemnité. indemnité waaw yaa ngi koy jot. waaw maa ngi koy résidence da ngay fayeeku wala. oui waaw xam nga 300 laay fayeeku. ndax ndooy. xam nga 50 000 francs. xeebu ma ko de parce que nit moom àdduna yàlla mooy cërali ku nekk nag la mu la jox waaye ñun liggéey bi ñu def ci biir quartier yi ñun xam nañu ko ndax ñu bëri dañu yaakaar ne domicile beeg xale bu réer xam nga xale bu réer sax jaamu yàlla la booy xool xale bu réer jaamu yàlla fa la tàmbale ndax ku xamul dara man indi nañ ma ay xale yoo xam ne yàggul kenn ki 7 ans la am kenn ki 8 ans d'accord ñu ngi dëkk ba unité 5. bu parcelle. doon dem HLM 5 réer ñu indil ma leen. donc nga war a téye xale boo xamante ne yow xamoo sax comportement wu xale bi. te loolu ci jamono couvre-feu bii la. xale yi ñëw ak stress bi ñuy àndal jooy nga war leen dalal wala dalal seen xel am na foo jaar ak ñoom ba xale yi dal nga teg leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan yor seen lépp loolu rek dara la. domicile yooyu bàyyi ma terminer parce que domicile yi ñu bëri dañuy wax rek c'est normal parce que bu fekkee da nga nekk ci quartier yow indemnité 50 000 nga am chaque jour que jëfee di nga recevoir koo xamante ne problème am la indi 300 yi da nga koy dajale ëllëg suba am na koo xamante ne bu amee ordonnance nga dem jël sa 300 yi jox ko mu dem. man de d'accord na. man sax d'accord ma ci 300 yi man téeméer laa d'accord. waaw doole yemul waaye mu doon lu. non doole yemul Eva mais. nañu waxante dëgg. ndox du forox. wax naa ko fi barki dem dama koy waxaat tey. mag suy wut dara. loo xamante ne dafa bokk ci kayit yi ko mën a indil dara. war na cee mën a ñàkk as tuut. gis nga ku bëgg dara ci dara ji da ngay def dara ci dara ji ngir bu dara ji pare nga mën ci am dara. nit mbir dalay jaral. loo xamante ne ni yow mënoo koo ñàkk boo koy wut da nga koy farataal. mooy da ngay dem di uti domicile. domicile bi yow ki la koy jox kayit la mais ci say kayit la bokk. da nga ko war a boole ci say kayit ñii ni indemnité bi ñu leen di jox ku nekk xam na ne jëndul sax xëy na rawetaay maap leneen ak leneen mais téeméer boobu soo ko joxee ku dikk ci quartier bi joxe ko ku dikk ci quartier bi joxe ko xam naa nag ki nga xam ne dafa nekk ci quartier bi amul doole kooku chef de quartier bee ma ko gën a xam da koy may mais ki am doole bu dikkee na joxe téeméer keneen ki koy uti te yor plus que téeméer su ñëwee mu joxe ko téeméer yooyu ba léegi ko si biir ordonnance su taalibe bi gaañu ñu for ko mu dem kër chef de quartier ba dañ ko ciy jënd ordonnance su keneen ki nekk ci koñ bi te loxoom jotul ginnaawam te jomb naa yalwaan te rus naa ñaan chef de quartier bi mën na ko ci jënd ki nga xam ne dafa am beneen problème bu sew sewaan mën nañ ko ci régler loolu kon su yàggee jàmbat ak jooy yooyu dina wàññeeku nañ ci def dara daal mooy liggéey monsieur Samb Ndoye Bane monsieur Samb noonu la de ci bërëb bi nga quartier bi nga nekk est-ce que foog nga ne nit ñi xam nañ la parce que dafa mel ni itam chef de quartier dañ bu jëkkaan dañ naan fële mooy chef de quartier bi léegi technologie bees yi nit ñi ak tuuti individualisme bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy dund talatuñu trop duggante bi ndax mi ngi wàññeeku Covid 19 mi ñëw tege ci gën a tëj buntu yi ndax foog nga ne sa rôle daal vraiment nit ñi am na kii bu nu la jox. waaw xam nga day mel ni ñu ne président ngi nii ñu nangu ne président ngi nii. ndax foog nga ne yow ñu seen la ngay ñëw rek dana tax nit bàyyi yenn ya mu doon def yu safaanu wala daal. waaw loolu moom ci ndimbalu sëriñ bu tedd bi sunu borom defal na ko. très bien. ndax xam nga mooy li ma la sànq man ci daara laa mos a dox. dëgg la daara depuis 25 ans. maa taxawal daara muy Nourou Daara ni bu Liberté 5 maa ko fondé. en 95.
ba léegi ci laa nekk sëñ Abdou Karim ñëw 98 97 defal ma cellule. ndeysaan. donc mu amoon ligne de conduite bu ma nekkoon. donc ba fii may wax ak yow ñu ngi former ay xale des centaines de xale. ci xasida ak xam-xam. sëñ Touba ba fii may wax ak yow. xale yi bàyyiwuñu leen ñu am benn loisir. parce que xale doo ko may jot. si loolu nag yàlla defal na ma ni man su ma simee sama bubu chef de quartier. waaw ab jóoriñ la am na lu ma leen di rusee parce que booy dox ci quartier. nit boo xam ne sax dala mag. waaw nga nga cigarette am nga ñëw mu nëbb ko de doy na sant yàlla. dëgg la waaw nga fekk ay nit ñu toog ñu tere leen ñu bañ nga ñëw ñu leen yow moom soo waxulee sax loo bëgg ñu defal la ko loolu doy na sant yàlla. dëgg la donc loolu yàlla defal na ma ko suma quartier ndax damay wax ne man trait d'union la mun naa wax ak mag ñi mun naa wax ak xale. trait d'union da ngay jël Mameek Ndoye Bane nekk seen diggante dox mu di tax. waaw ndax li tax mooy. dama laan toog ba 2 heures du matin wala minuit ma génn suma kër dem fekk xale yi fa ñu toog jënd ataaya toog ak ñoom ndax dama wax ne société dafa am nu ñu koy defaree. bu fekkee dama romb nit koo xamante ne si sama xel sax yaakaar naa ne mi ngi ci safaan su ma ko remarqué man it waruma ko seetaan. dama ko war a dimbali. dimbali bi nag lu muy tàmbalee mooy nga fekk ko moom ci niveau ba mu nekk. nga jéem a waxtaan ak moom. jéem ko sensibiliser. parce que ñun ñëpp jaar nañ ci adolescence. xam nañu moment bu terrible la. donc nga dem ci xale yi bokk ak ñoom attaaye bokk ak ñoom waxtaan jëm leen a delloo si donc loolu may na ma ba tax ne ak jëwriñu daara gi ma nekk xale yi wekk jox nañ ma cër. bu dee ci mosquée bi dama dégg ak suma imam. macha allah ndax li ko parce war que c'est important Ndoye Bane. waaw du ma def dara te du ma. maanaam man lu ñëw si man chef de quartier ak imam benn la ñuy doon. se décentralise. parce que kenn du la jox lépp nga téye lépp. suñ ma joxee damay woote ba séddaleem ceeb bii man mii di wax ak yow dugguma fenn sensibiliser recenser nit de déedéet dama leen woo ñu toog je leur dis que seen quartier la li ngeen def ni man mën naa ko def ndax ñu am problème ñu si bëri si man la ñuy ñëw léegi dama leen di joxaat lépp diviser leen quartier bi en 3 parties ñi dëkkee côté bii te xam nit ñi. nañ dem defal ma recensement. ñu dëkkee côté bee nañ dem ñu dëkkee fële nañ dem ku ci pare woo ma ban ma woowee ma dem xool la ca dëng dama yaakaar ne dëng la ma leen di rectifier leen ma ko ndax teguwul ci yoon mais ci biir safaanu boobu da nga tudd baatu fekk nit ku safaanu nga fekk ko ca fa mu nekk dëgg la nit ki pour nga wax ak moom il faut nga fekk ko ci niveau bi mu nekk soo ko ci fekkul da ngay wax ba pare rek mu mel ne comme koy wax ak ko amuti nopp te Cheikh Abdoulaye Mbacke sama sëriñ bu baax bi da ne woon ma nga nee jarta wax ki dul gis ndax amuti bët te mi ngi neen wax ko ki yori bët ne yow yabaate la ndax yaa ngi jàkkaarloog moom mu jàkkaarloog moom koñ yëpp am ay gone yu safaanu rawatina ci nag koñu booy nandite yi te ku nekk xam na ne sa koñu booy nandite branché yi la lu tax waaw ñoom côté Pepsi yooyu ñoom ay booy nandite lañ Pepsi ñoom xam nañ koñ boobu kapsi waaw ay booy nandite lañ ba tax na est-ce que léegi da ngay làkk kàll léegi day def mënoon na kàll nag ba may nekk daara ja yow mi toog mënoon na kàll ba may nekk daara ja am xaw ma lan noonu temps yi dama ko fàtte xam nga temps yi ci taasu meeg rab gi laa bëgg a dugg ba tax na sa koñ nga gis ku safaanu nga delloo si ko benn yoon dellu gisaat keneen ko safaanu nga delloo si ko benn yoon mu wóor la ne lii di raam ci ñag bi la jëm te bu ca eggee dina fa am kër te dina taal geneenu kër ak geneenu kër ak geneenu kër ndax ku nekk xam na ne mboob kenn du ko dajaleek almet su boobaa yow ci sa bopp boo dénoncé mbaa doo ci am problème ak waa koñ ba ak ndax di nga xool ne man su may jëf donte danu may rendi naa wax dëgg yaa ko wax sànq est-ce que bu boobaa di nga taxaw nag yow face ak waa koñ bi dénoncé loolu noonu ak kër ku mu mën di jóge loolu moom soxna si man noonu laa mos a doxee ndax ñoo ma investir d'une mission donc bu fekkee ne am na loo xamante ne ñëw na ma faj ko à mon niveau jàllut damay dem niveau bu gën a kawe ndax bu dul loolu it sama kaw lay dellu si dañ toog ñu ne chef de quartier bi deful dara fekk yow la ngay def lu doon lay publicité yow boo ko ci réseaux sociaux woo ñu parce que chef de quartier dafa la nekk koo xam ne dafa am discrétion ndax lu xew ci quartier ñu woo la li ngay fekk dafa bëri li nga xam day bëri donc dafa am benn discrétion boo yor discrétion dafay commencer ba sa njaboot man sama kër du mu wax ak ni sama jabar wala samay doom toog te bu nit ko jógee ku ci am xelu ku def ko benn yoon doo ko dolli parce que je te dis carrément kii bu mu ñëwee man la laaj
donc la mu wax ak moom yàlla la concerné. parce que xam naa li xew ci kër yi da ngay wax ak jigéen mu génn wax ak moroom mu génn wax ak maa ngi ko fi kaas fan yëpp. donc mu nekk loo xamante ne dafay siw donc ñun discrétion dafa la nekk si ñun waaye ñun du ñu ragal dénoncer kenn parce que bakkan bii yàlla moo ko sàkk yàggul ci kenn fa mu war a yem rek incha allah ci barkeb sëñ Tuubaa fa lay yem waaye du doomu aadama def safaan ba am noo taxawee ba ñu ragal laa wax ne diw mii kat moo yore safaan bi déedéet. très bien. mais délégué dama dégg sànq mu wax affaire xawma daara xawma nan daayira xawma daara te Liberté 5A man xam nga man dama dëkk Walidaan nga dëkk yoonu ndam Walidaan yoonu ndam vers les années 80 kii safoon na sàpp suñu diggante bu baax sax yàgg nañ leen a gaañ moo tax tey il faut ma wan Walidaan yoonu ndam bi il faut ma wane ko ci plateau bi am na léegi man de gisaguma lu tàng xam nga Eva mooy fedd moom dama gis benn leelutul xadar buy am ci wetu pharmacie ba école Liberté 5 mbaa du yéen ñun la yéenay baare tali bi waaw en tant que délégué de quartier foo ko teg fu ma ko teg Ndoye Bane yow délégué de quartier baare tali waaw di def leelutul xadar pendant 3 jours parce que bâche boobu daf fay yàgg waaw léegi loolu foo teg loolu dëgg waaw léegi dama lay expliquer xam nga sànq wax naa la ñun problème dëkkuwaay bi ñu am waaw amu leen salle de fête si am nañu salle de fête mais terrain yoonu ndam bi nekk ci wetu jumaa ji foofu noonu mun leen koo feesal waaw léegi dama lay wax leen pourquoi baare tali jamono bi ñu organisé leetu xadar muy tombé ak jamono nawet waaw ñu jël suñuy millions investir ko waaw ñun ñu xam suñu quartier bu tawee jardin bi c'est inutilisable waaw waaye tali bu ñu fa taxee bu tawee 5 minutes day rogalaat. mais tali bi c'est que tali bi nag délégué de quartier waa Liberté 5 moomuñu ko waa Derklé moomuñu ko askan wee ko moom te ne Touba di ñëw sax ci tali boobu la bokk mais amu leen droit di ko barrer en tant que nag délégué de quartier ngay accepté loolu nag délégué de quartier dama lay wax leen nag man du ma barrer tali 3 jours barrer tali 30 secondes sax waaw ba tey xam naa loolu waaye xam nga ñun suñu dëkkuwaay ñun xam nañu ko gars yi ñu ngi si tali bi chaque jour. waaw fa la ñuy tuddee fa la ñuy ngéntee parce que ñun suñu dëkkuwaay yi kër yi. non kër yi waaw xam nga Liberté 5A dafa dend ak Sacré-Cœur. waaw à Sacré-Cœur am na kii centre Liberté 4 mi ngi foofu. centre ci ginnaaw IPG bi am na benn centre bu nekk foofu. loo fa bëgg a def mën nga ko fa def. même su fekkee bokkul ci sa quartier mais tey jii soo demee luy ko ñu abal la ko salle bu mag la mi ngi ginnaaw IPG. man de am ngeen terrain bu mag mun naan terrain yoonu ndam foofu ci wetu jumaa ji loo fa bëgg a organiser mën nga ko organiser mais délégué quartier buy baaree tali nag wax dëgg yàlla ñu koy doog invité waaye leer na ma leer ba leer waaw centre boobu ngay wax man attanul sama laylatul xadr waaw mais terrain ba attan na ko je le sais terrain ba attan na ko ndax grand théâtre attan na ko damaa luyee bi passé 800 chaises waaw basang yeeg lépp dafa fees waaw parce que yàlla moo def loolee xam nga tey jii waaye yow taxaw déglu ma rek délégué d'accord naa loolu faute grave la yow loolu yow taliba ñeneen na ko waroon a baare mais waroo ko woon wow bokk mais yow tey ji xanaa ma ne maire bi waroon na mën a dàq ci loolu kan mooy may autorisation ku koy maire waaw man yaa maire yëpp su fekkee maire je pense que li Ndoye Bane bëgg a wax mooy mbokk mi ñuy seetaan yaa ngi seetaan émission Wareef Mia Ndour mën nga bàyyi téléspectateurs yi ñoom itam ñu dugg ndax dañoo bokk ci émission bi émission Wareef da ngeen ko daan seetaan 11h30 jëm midi 30 13h waaye fu mu nekk nii nag jàpp leen ne wàccee nañu waxtu bi jëm 14h30 la ba 15h30 15h45 alors lim Ndoye Bane bëgg a wax mooy allo salaamaaleykum dugg ci biir foos gis nañ ko ba tey est-ce que yooyu itam délégué yi jotul tey ngeen jéem ko saytuwaat xool ko bu baax mais su fekkee délégué de quartier ñooy bari parce que dootul rek délégué beeg signé na këyit ak nangam ak nangam mais un délégué de quartier judd 1972 di ànd ak ay nit di baare tali bi ça c'est grave c'est très grave Ndoye Bane ba jàmm kii Ndoye Bane te li ma ci neex mooy vous êtes des copains man xam nga c'est très grave wàll daan yoonu ndam la c'est très grave. non non nga ne lan wàll daan yoonu ndam xam na li ma ko dañuy dekkal ca fa xam nga Ndoye Bane daf lay sànni xeer rek. déedéet mais sànniwu ma ko xeer lu ma lu may kaas ay at gis nga. baare tali xam naa ne lii yonente bi neewul ñu baare tali. scénario bii ma la tegal benn sëriñ bu nekk ci réew mi du baarewul tali. waaw
ñun waruñoo baare tali. képp ko baare tali di jaamu yàlla yaakaar ne yaa ngi jaamu yàlla di lor ay doomu aadama. li ngay def ak jaamu yàlla ça fait deux. mais nag yàlla ñu may chance ñu am tey délai de quartier boo xam ni suñu mbokkum taalibe la da ngay safal ba mu sax. de un suñu mbokkum taalibe la. c'est un jeune. comme ni ñu koy waxee du jeune sax wax moo ma mag 1972 la juddu. loolu moo gën non c'est que damay bon woon nit ñi que ni bokk na ci ñi jeunes ñi gën a nekk jeune ci délégué de quartier. moo tax ma ne c'est un jeune. mais moom te boppam même su nekkul woon délégué de quartier. warul nangu ñuy baare tali ndax diine mayu ko. tarixaam mayu ko. de arrêté bi nga xam ne moo ko fal mayu ko. donc nag fan la teg. di baare tali délégué défends-toi teg fi nag argument yu wóor. non moom dafa am point de vue am man ma am suma point de vue. lan mooy sa point de vue. sama point de vue mooy ni ñun suñu dëkkuwaay man xam naa man Liberté 5 laa juddoo loolu laa wax. donc xam naa ne ñun. koñ boo xamante ne booy dox boo tàllee sa ñaari loxo laal ñaari miir wala du benn ndox mi du tàllee ko. foofu mënoo fa organiser dara. man par exemple tey bu ma exiger ku am ngénte bopp koñ bi dem sa jardin ba à 300 mètres 400 mètres. loolu du sotti. mais ay ngénte wala ko am dëj gis nga ngénte ma yokk la ci délégué. ngénte sax corona war na tax ñu jële ko fi. waaw parce que gis nañ ne quand même. amul njariñ da ngay ngénte ci sobriété. takk jabar yi de manière sélecte. nit ñi noppalu il faut que ñun tam bu ñu bëggee avancer Mamy Linguère. dafa am yoo xam ne par force dañ koy bàyyi. mais xam nga nga xewle rek doomu nijaay yi ñëw doomu bàjjen yi ñëw ña nga bokkal ak kii ak ñëw. ñi ci xam nga Eva jarul sonn ndax xam nga dama fee toogoon ni leen yàlla bippe nañu ñëpp ne pat man leen yónnee nañu mees dama rappelé xam nga lu ma bëgg bu ci teg leneen nag ñun dañu bëgg a dund. léegi nag fi mu jëm ak ñun mooy appel direct. appel vidéo la ñu def nii. nga yem ci njaayeen ni appel vidéo la ñu xam nga dañ appel vidéo la jëm ak ñun. xam nga dañu naan coronavirus ñi naan Covid 19 ma ne Coran mooy dicté loi wam. Coran mooy dicté loi wam. actuellement moom daje moom ngénte moom ay xew ay puukare moom gars yi dañ koy bàyyi par force. parce que kenn bëggut a dee li Ndoye Bane di wax. koo ne da nga am corona mu ne nangam te boo nee kër gee ku corona nga fa doo fa dem. léegi kay kon bëggoo dee. mais xam nga li Ndoye di wax 10 ans ngi nii xam nga nit ko àndal fukki at xam nga la muy wax lam ca jàpp ak lam ca jàpp. fukki at a ngi nii fu mu amee occasion bi kaas na ko ndax xam nga lu tax. li muy wax dund naa ko fi ci benn koñ boo xamante ne man keroog mer moo xam ne. su ma téyewul woon sama bopp ndax bañ ko ma TikTok mënoon naa faa wax lu ne. ndax benn koñ laa dugg fii ci côté wu arrêt wu P7 bi. daw ba sës ci angle bi fekk bâche boo xam ne boo ko fekkoon premier jour amul problème. mais comme li Eva di wax ñetti fan ñeenti fan bâche ba def fa une semaine. ngandum bâche. bâche bi kenn nekkul ci biir bu ñu dindi woon côté benn bi. oto yi mën a jaar ci digg bi dem seen yoon. donc problème du am. mais fa féete kii ba dañ koo fatt far te premier jour ba oto dootul dem oto dootul ñëw wala fi ngay teggee sa oto dafay dal ci suufu xeer boo xamante ne mën na la yàqal. su la yàqalee kan moo lay fay. soo fa paanee kan moo lay fay boo fa ngiroowee tombeek muy guddi kan moo lay génne kon xëy na yooyu lañ ciy xalaat ak jigéen bu matu beek leneen ak leneen ak leneen ak leneen mais boobu tey bu ñuy wax xam nga man dama gis ne yéen chef de quartier yi. da ngeen a am beneen liggéey boo xamante ne da ngeen a war a taxaw. yéen ngeen jàngataat. xam ne yow yaa ko wax sànq. romb ngeen signé domicile. romb ngeen jëlub convocation rek yóbbu. mais dafa am beneen rôle boo xamante ne pour quartier yi dox yéen il faut que ngeen jouer rôle boobu. am na ci quartier de chef de quartier yoo xam ne da nga leen di yóbbul xale bu réer wala magum jëm mu réer wala gan gu wàcc koñ bi ñun la carrément aw ma place bi ma ko teg. wala yóbbu ko sa kër yow mi ko for. wala ñun la yóbbu ko police wala yóbbu ko ci benn centre du ma ko téye. kon xam nga kooku moom doxalu rôle am na ci yeneen chef de quartier yoo xamante ne yow moom yàlla teggal na la nattu boobu ndax xam naa ne yow mi am problème mu suuf soo taxaw ba julli. lu dul ne jàkka ja yow moom amoo problème mu suuf suñuy jaay. yaakaar naa ko. ndax yow moom xam nga ki boot ñaari guy tan ci moom tal na leneen lu di wëlëx ndikuy ñambaan. waaw kay. léegi nag beneen ba ca topp mooy. comme yéen seen quartier dafa xat. léegi-léegi nga gis benn raaja buuja bu mel ne Mamy Diop bu dëkk ci koñ bi. coow lu tëgg ci koñ bi moo ko fi indi. comme li Eva di wax sànq. mooy teg poubelle am ci buntu këram.
moom daal day aldaande koñ bi rek. naqadee dëkkal. ba ñëpp dañuy ñaan yàlla sax yàlla na tuxoog jàmm. tuddee ko neex a dëkkal ak naqadee dëkkal. waaye neex a dëkkali lan kooku kay da nga koy tege dege ba fu mu romb. ñaar yëpp am dafa am neex a dëkkal ak naqadee dëkkal. wallaay am na ci kër chef de quartier yoo xam ne itam boo fa dëkkee. sa àdduna ci boppam mooy tukki da ngay mel ne kuy def tànn beeru vampire rek. tànn beeru bi. vampire. lu muy demee mami. si doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg yuuxu yee ku bëri ci nii diri gaz yi sànni foos yi bloqué yi. ba tax na. ak loolu yëpp yéen ngeen di ko jànkonteel ci biir koñ bi. ñu wax ne convocation da nga koy jël nga yóbbu ko kër chef de quartier ba chef de quartier bi yóbbu ko ca ka nga convoqué est-ce que mosoo am problème mu Mamy Diop mu am fit nga xamante ne day tooñ ba pare dem porte ji plainte ndax am yaakaar gu mu fa am yaakaar ñëw teggi la fi yow dem yóbbu convocation ñu jàpp ko tigga degee ko ba comme romb mu mburaake. loolu moom yàlla man dimbali na moom mosuma cee am benn kii daal. mais yee ci ñi koy def. waaw am na ñu koy def. yóbbul seen bopp convocation. jéem a yóbbul seen bopp convocation te boobu su ma si jotee naa la woo ba nga ñëw ma xamal la ne convocation bi civil du ko yóbbu. parce que nit mënuñu am problème yow nga dem di yóbbu convocation loolu day yokk problème. donc yow bu amee ñu problème ba ñu bindal la convocation. dellu si délégué de quartier bi jox ko convocation bi moom mu yóbbul ko boppam. te bu fekkee ne sax ne moom leeral na kon c'est un problème boo xamante ne mën na ko médiatiser na jéem ba pare. allo. parce que allo salaamaaleykum. allo. maaleykum salaam. na ngeen def. sant bu baax Ndoye Bane ñu ngi lay. ñu ngi jaar kooku ñu ngi rafetlu émission bi. jaajëf waay. mais li tax ma dugg sax mooy da nga souligner benn thème boo xamante benn côté boo xamante am importance. parce que dañoo seetlu léegi dëkk bi. fu waaye nit am xew bu la neexee ci digg tali bi ngay teg sa tànt. comme ni ko soxna da ngay ñëw bu jub tànt bi. ñu doog a xam ne fii dañ koo tànt. fekk yow daw nga lu sori. nga war a nekk manœuvre nekk man nga laal yëfu jàmbur man nga dal ci poto yàlla rek moo xam. waxuma la loolu sax mais koñ yi biir koñ yi sax léegi da ngay gis nit ñi si biir koñ yi nu leen neex lañuy seen oto ci yow boo ñëwee doo jàll. ñu tëdd seen biir kër tëdd seen immeuble tëju donc daal lii man daal la ma jàpp ne tey am nañ ci wàll waaye loolu tamit état beeg mairie yeeg police ak ñëpp am nañ ci wàll loolu responsabilité c'est la responsabilité am nga ci wàll. nit ku yor oto booy taxaw nga xool fi ngay taxaw. nit ku am xew nga xool ni ngay arranger de telle sorte que doo tooñ sa morom sa xew du déranger. soxna si wax na ko léegi coronavirus bi war nañu yee ci comportement yi ci lu bare. te man gis naa ne jamono yi instant yi ku ne sa yi dalaa rek nga xooloo sa yi tey morom. te société boo ci nekkee cité boo ci nekkee dafa am loo xamante ne yow danga sa morom nekk nag li moom da nga ko koy bàyyee. jox sa nit sa morom wàllam maanaam bañ a tooñ sa bopp bañ a tooñ sa morom. waaw nit ñi nag léegi dañoo jiital mbiri àdduna yi ba nga xamante ne boo lee xoolatutoon yittey seen morom léegi nag comme ni soxna soosu wax yittey suñu morom dañ ko néewal ba nga xamante ne léegi nag yàlla teg ñu lu nga xamante ni tey ku ne delloo nga sa bopp ci loo xamante ni fa nga waroon a toog nga toog fa la nga waroon a mel ko maanaam pandémie bi wane ne yii yenu woon yëpp mën nañ ko wàcceel xër geeg kërti geeg daw geeg yëpp mën na ci suuf. waaw maa ngi leen di gërëm Ndoye Bane kontaan nañ ci yow lool sa fans la nag boo xamante ni mu. non faa na ku baax. très bien pandémie bi li mu wone bare na comme ni mu ko waxee. ñu doon wax rek Mamy wax na Ndoye Bane wax dinañu dellu ci Ndoye Bane sax. mais ñu defar sunu ay quartier. allo salaamaaleykum. ñu ci ligne bi waaleykum salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi ziar mboolem koo xamante ni mi ngi si plateau bi. li ko tàmbalee ki nga xamante ni moo jiite émission muy Soxna Eva. jërëjëf. di nuyu Ndoye Bane ak Soxna Mamy. waaye nag di teral nuyoo sama frère boobu toog. El Hadj Samba Diouf ñoo bokk ndey ak baay. maa ngi bëgg frère am. jaajëf. ñu muy lit ma tamit ci fànn yëpp rek nga xamante ni moom mooy sama kilifa ci daara ji. doon sama kilifa ci biir kër gi. doon sama kilifa tam ci quartier bi. wax ni suñu borom dogal ko. may seereel ni nit ku baax la. ku bëri jàmm na. noonu nam diñ koo xamante bu dëgg yàlla mën a sañ ko seere ngir dañoo bokk ndey ak baay. koo xamante référence suñu repère la.
ñaanal ni mel ni amal loolu njëriñ aussi quartier bi tam dañ koy seere ndax dama nit mënut a wax boppam kon dina jaadu buñ tollee fii ñun suñu bopp ñu dugg wax ni kii amal na njëriñ quartier bi def naa Liberté 5 ñëpp mën nañ ko seere bu dëgg yàlla ñu ku baax la ku jàmbaar ku ñu fonk lool di ko ñaanal mu yàgg si lool na mais nag na wax ci tali bi muy baaree nag na ko bàyyi nag waaw dindi benn éclaircissement bu ndaw rek par rapport ak kii gis-gisu Ndoye Bane ci baax ñuy baax léegi dafa xaadira maanaam du càggeen sax dañoo bëgg baare tali waaye dañoo amul doon pexe xëy na moom loolu la leeralul ndax Liberté 5 benn terrain moo fa nekk boo xamante ni mën nañ ko utiliser te terrain football boobu yàlla dogal na 10 derniers jours yi jumaay dañ ko jox kii Ibadu Rahman ñoom ñoo fay def leer taxaw 10 derniers jours yi te dafay coïncider ak suñu bés donc bu dul dara sax mun ñu ko utiliser ngir boo demee day niru tooñ waaye day niru jaxasante ndax diine gi benn la. bu ko defee mais diine ji benn la kay ngeen def bokk leelatul xadr bi. loolu moo ci nekk ba gën a neex rek mën ngeen ko bokk. léegi li ci nekk rek ñun on est obligé. foofu ci tamit dañu am droit de culte leelatul xadr bés la boo xam c'est spécial du ay tant ñu taxawal. du ab ngénte du ab dara mais guddi leeratul xadr guddi la waxam. mais nag mon frère leeratul xadr moom képp ku baaree tali di ko def jàppal ni sa leeratul xadr jàpp. mais nag aussi beneen précision bi sëñ Debane baal ma rek. mooy tamit jël nañ disposition yëpp. benn am nañu autorisation boo xam ne jóge na préfecture benn bi tamit boo xoolee tali bi ñuy baaree am nay raccourci. c'est-à-dire pour nañ yeneen solution ni ñu rek baare ko noonu parce que aussi tamit non seulement ay ndongo daal mais jàng nañu as tuut aussi bëgguñu di gàddu at donc matuwaay yëpp jël nañ ko ba nga xamante ni ku ñëw am nga raccourci boo xam mën ngay jaar pour mën a dem fi nga mën a dem waaye booy. Eva. naam Ndoye Bane. man ko d'accord ma de. préfet bu la jox. ñu ngi koy nuyu bu baax rafetlu wooteem. préfet bu la jox autorisation pour nga baare tali bi. waaw. tegu ko fenn. moom préfet. maire bu la ko jox tegu ko fenn. chef de quartier bu la ko jox tegu ko fenn. te police day def enquête soo nee damay baare tel sàngam day dem ca quartier ba dem ca chef de quartier ba ni ko Ndoye Bane kat nee na daa bëgg a tali fii baare fii loo ci xam chef de quartier ba daal di d'accord ni mënu ko baare doo garaawul. police daal day def enquête bind wax su préfet que ni foofu mën nañu koo baare garaawul su ko defee def naa ni genre enquête boobu la ñuy mënee ba tax ñu jox la autorisation nga baare tali bi mais suñu defoon tey jii enquête ba ca war dëgg interroger askan wi ndax tali bii ñu baare ndax yoon la ak ñi fa war a jaar laaj leen ko duñ ko nangu. c'est que lan la yàlla bugg ko kuy lor ay doomu aadama yi pour jaamu yàlla maanaam tali soo ko baar tali bu askan wi yëpp bokk soo ko baaree yaa ngi lor askan wi. te diine l'islam buggul ngay lor kenn. muy leelatul xadar rek muy tabaskeek muy koreteek màggal gàmm baaree tali du yoon yàlla bugg ko yenn tu bugg ko loi Sénégal bugg ko loi bi nga xam ne moo fal kii bëggul loolu su ma dee fenn nag ngeen wax ma. très bien ba gémmal nag mami lan nga ciy dolli ndem defe naa ci li ma naan dafa am dañuy rénover dañuy defaraat ak dañuy nañ ci boole. buñ ci boolee ay salle de fête boole ci ay centre yoo xam ne bu ñu xewlee ñu dem ca biir. dana wàññi lu bare. maa ngi doon wax dëkkuwaayam fi muy wax nii dëgg la de. waaw dégg dëkkuwaayam dafa xat. xam nañu Liberté 5 yoonu Ndam dafa ndaw dafa xat. c'est vrai moom wax na ko ci wax. soo mutu génn di waxtaan sax ci kaw tali bi ngay waxtaane man xam naa loolu. waaw mais Bane. mais cité bi. waaw maanaam dañ ni. gis nga maire yi. xoolal waaw liberté nu mu dati maire yi. waaw Sicap Liberté la ñu wax. d'accord mais Sicap Liberté am na bërëb boo mën a leerootir xarit rek. très bien Sicap Liberté yëpp soo ko waree. centre socioculturel bu Derklé la soo fa demee mën nga set moo kii même kii bi la moo tax gis nga maa ngi ko doon bëgg laaj balaa jëm ci mami ñan ñooy sage yi nga xam ne ñoom lay àndal maa ngi doon wax itam pour dëkkuwaay yi nan ko assainir defar ko parce que dañuy wax ne Ndakaaru Sénégal setul dama romb mosquée zone B la wetu kër ñoom Adja Fatim Tall ñu ngi koy ziyaara di ñaanal yaay way juram bi dëddu yàlla yóbbu ko aljana amiin amiin mais j'ai été charmée par cette mosquée dama ñëw dugg xool yëndu may dox di naan wóor na ma ne état bi defaru ko mais population bi ña fa dëkk ñoo ko defaral seen bopp. habitants yi nekk foofu parce que yenn yëf yi du état bi mooy ñëw. il faut que ku ci nekk ci ñun jël tey décision ne dafay defar ñaari tali Ndoye Bane ñaari tali faaw nga dem ñaari tali xool délégué de quartier woo leen
dañu tabax ngandam jardin. ñun xale lu Fass lañu ak ñaari tali mais xam nañ ne tey ñii ñëw ca jardin ba di toog barewul. jardin bi ni mu toll noonu ni ñu ko defaree mënoon nañu kër ndawal defar tali yu mag parce que tali yi dafa tuuti. tali yu ndaw la ñu am jardin boo xam ne ñëpp duñ ko occupé wala ca jardin ma ñu defar fa salle boo xam ne aussi su xale yi xewlee dinañu ñëw def foofu seen ay xew. man li mel noonu nañ ci bàyyi xel ñu magal ko. waaw jardin yooyu da nga fay romb gars yi di fa def laylatul xadr di fa conférence baarewuñu tali. sonaluñu kenn ba tey est-ce que du loolu tax ñu yaatal ko. ba tey bu dee loolu baax na ba tey ñu ngi koy utiliser ci leneen. ba tey baax na xam nga bu dee loolu. mais fi mu dëkk xat na wax dëgg yàlla. waaw gars yi suñu naan ataaya sax yenn saa yi benn série yenn série ci kaw tali bi lay nekk. waaw da ngay corner oto bi mais. nañu dem ci saali. très bien. soo bëggee jaamu yàlla. li nga war a njëkk a def mooy. mooy too lor sa moromu. très bien soo bëggee sax. merci Ndoye Bane mami nga jël téléphone bi dellu si Oustaz Ndoye Bane. Oustaz kan Ndoye Bane. yow de mami li ngeen nga doyoo ma. allo mi la sopp. allo. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ndax yàlla nga sagal ma ay waay jéeg ji fu ngeen ne. de leen ma sagal di def allo. yow rek la ñuy déglu soxna su baax si. waaye allo rek ngi de. allo laa bëgg di dégg soxna si maa ngi lay ziar. waa kay maa ngi delloo ziar. yow rek la ñuy déglu ci li ñuy waxtaanee. man ci émission wareef bi laa bëggoon waxtaane. xoola fi mu ne de Eva lay wuyu nii déggoo ko ni muy neexalee baat noonu moo lay wuyu. pourtant maa ngi jàkkaarloo moom du waaye dégguma ko. waa Linguère bay wax ak yow. ñu ngi lay dégg bu baax. Adja Linguère. xam nga sama baat bi daa góore nag tarkaal. waaw maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar. waaw di nuyu Eva Tra. di nuyu Ndoye Bane ak invité boobu délégué de quartier bi. ñu ngi lay fay. waaw di rafetlu émission bi nag bu baax a baax. affaire délégué de quartier yi nag man yaakaar naa ne li ci Ndoye Bane wax ak mami. vraiment am na ci ñoo nga xam ne ñu ngi joué seen rôle correctement waaye am na ci ñoo xam ne tamit wax dëgg yàlla sentiruñu sax seen présence. maa ngi wootee fii. waaye nag ñun de duñu sentiruñu sax présence délégué de quartier fii. barrage yi ñuy baare tali yi ak koñ yi. man ci laay wax. ndaxte jaaduwul comme ni ko Ndoye Bane waxee. nga xëy rek dawal sa oto ñëw ba ni tël ci benn koñ doo am foo aw. te autorisation amul lu ñu la ñuy def dañuy defee. parce que ñi ci am na ci ñoo xam ne jëluñu seen responsabilité. tapage sonore yi nga xam ne yi mooy am guddi. waxal ca kaw. tapage sonore nga xam ne ñëpp lañu déranger amul ku mu déranger wul. état bi doon na ci wax ba mu yàgg jékki-jékki relâché waxatuñ ci dara li nga xam ne lii moom mooy cérémonie familiale yi man yaakaar naa ne confinement bi bu passé jigéen ñi ci seen bopp ñoo war a taxawal seen bopp sax ne cérémonie fa fi amati. tapage nocturne yi def ci xew yi ak jàng yeeg yu kenn xamul dootu fi amati. bañal ko ñun ñoo ko war a bañal suñu bopp. dëgg la ça ne fait que lui. amaluñu benn njëriñ. ku sentir temps yi confinement bi amee nit ñi ni ñu tranquille féex nekk ci jàmm bandi yi xatu nga nelaw ba doyal yeewu heure xam ni ngay def dara du la sonal loolu buñ ci basé woon yaakaar naa ministre de la sax daf ci waroon décret boo xam ne dañ koy dindi définitivement parce que nag ku ko waxu la ci yem xew yi suñ ko bàyyiwulee ak coow yi duñu am jàmm dañu nit lu kii boo gis nag état boo gis nag bu fa dara xewee dañ caa war a jëlee ci jàngat xam nga dafa soxna si dafa indi lu am solo tabarkàlla mais góor ñi ci gën a kontaan ndeysaan ci confinement bi mooy góor ñi nga xam ne yàlla da leen a nattoo ñu yor jabari mbana ak doomi kuddu ci noir da ngay dikk nag ci jabaru mbana ak doomi kuddu ci noir ku taal luye leen de nga ni ku taal luye leen ku taal luye leen dañuy xëy rek gàddu seen mbubb di parang parang ne xorondom bu aaye tuuru famille di wër fuñ baas ak fuñ taal la waaja ne woon teex ma ree xam naa ngeen waay ma lii waay Ndoye Bane nag bu ma yàqal non déet may ko bu taxaw ci lii nag xam nga waaw Bane ma Eva dafa am jabaru mbana ah gis nga boo ko takkee waaw doon na ci jàmm ndax koñ boo jaar ñu ne la romb na fi léegi ku sëpp ci balcon ne léegi mu jaar fi su xëyee suba nag day mel ne kuy téléphoné teeg photographie kër gu am xew xam na ko seetlul temps yi dëkk bi ni mu dalee kenn menetul kenn xam nga lu tax doone lu tax ñëwoo ci sama xew wa
doone dama koo yëgal ñëwul doone lii doone laa xam nga xewu Sénégal dafa amul sens ndax xam nga lu tax xewu Sénégal amul sens li tax di nga tasee góorug njoowaan mu xew loola xew yow jigéen ja ngay sagoy suturaru di ree ba ngoon jot góor yi njoowaan waaw da ci am ñoo xam ne ay njugum lañ dañuy lonk seen tànk wékk seen bopp te ne ñu ngi nelaw maanaam boo àndeek ñoom da ngay miraas say boo ko jox leen te boo leen wàccee ñu wër di kebetu nga jóge ca loola nga jàpp ne fa ngay yem nga jël li nga am lépp def ko ci xew yi su ngoon jotee say mbokk lay njëkk a xas ma yow gis nga ko sañ seen bu ñaaw mi bu bëb mu cëkk mii moo ne bu ko tailleur bi wàcce woon tuuti mu gën koo jàpp de fa nga ne xew Sénégal amul sens keneen ki ne mooy yow man de ni ma nuyoo damaa cof de keneen ki ne ah moom da joxuñu benn yitte keneen ki ne muy def ak toggam yu naqari yii kenn ki ne togg yi de neex na waaye daa doyut keneen ki ne waaye yéen moom ceen gi mu takk mbaa àbb ko kii ne ma yow xam nga ne kii kat da ko àbb kii fu muy jëleb or keneen ki ne waaye gis nga ko mook jëkkër ñi de dañoo mel ne ñu nekkoon ci problème ba xewee leen ci tàqale keneen ki ne lii keneen ki ne déedéet mami nag fa nga daanoo la kon dafa am diggante yoo xam ni xew day tax diggante ba baaxaat da ngeen di signé pacte kaa ñu juboo ci suba gi bu ngoonee ñu xuloo lee xew ci réew mi waaye xam nga gis nga yëkkal naa la loolu da ngeen a laal sànq fu am solo waaw gis nga man dama naan thème bii Ndoye Bane dafay puus ba yóbbu gars yi ñu adapté li jëm ci feek 20 ans yi ci kanam feek 2040 war nañ fee mën a xalaat naka la ñuy programmer te quartier yu bees yi ñëw mooy quartier dafa war a am espace mais xam nga ñuy pelam-pelem yi ne ñuy dundee suuf kañ lañ fi bàyyi fu nit ñi di tànte kañ lañ fi bàyyi fu nit ñi di bâché te dafa am loo xam ne jaaduwul cim réew mooy réew dañ koy bàyyi mu noyyi réew mi dañ koo fatt noyyeetul bukk soo seen muy dem boo fi rombee tey fekkoo fi lu fi tege jaar fi ginnaaw suba di nga fekk luñ fi bokkal moom daal xat-xatal ne kub armoalam xat rek foo jot nokkas fa dara foo jot nokkas fa dara kañ la ñuy bàyyi fu ñu mën a defee dara beneen bi ci topp mooy ñu programmer xool ne yenn quartier yi su xatee yenn xataay yi mairie ba comme la ngay wax seen responsabilité day dellu si waat Liberté 4 ak Liberté 5 boobu dafa am lu ko taxoon a jóg n'est-ce pas merci Mami quartier la boo xam ni Liberté 4 defe naa pour policiers yi la woon ak Liberté 5 yoon ndam bi defe naa xaw ma daal pour fonctionner pour jëkkër ak jabar ak benn doom la woon noonu lañ ko tabaxee woon xanaa ca jamonoy tubaab yi non lañ ko c'est des cités yoo xam ne dañ ko defe naa dañ ko tabax ba pare jox ko gars yi léegi nag dañoo dem ba nga xam ne ñu ci bari dañoo jaay seen bos ñëw dem maanaam ña fa dëkk jamono ji maanaam du ñoom ñoo fa dëkkoon ñii dañoo jaar seen i kër dem ca banlieue ba léegi nag gars yi transformé seen i kër transformation yooyu nag day dem ba gën a xatal quartier bi comprends nga Liberté 5 soo fa Liberté 4 soo fa dugaan kër la woon néeg la woon saal ak waañ ak ëtt bu ndaw mooy tabax yu njëkk ya léegi nag dañ dem ba transformé ko léegi nag parce que bu la ko kii bi di jox promoteur bi di jox dañ lay xamal ne mën nga transformé nu mu la neexee Liberté 5 A bi ndax noonu la demee woon am déet mais Liberté 4 nii ma la ko waxee noonu la demee woon kër yu fi bari moom yi nga dégg cité yëpp bi ñu leen koy jox par exemple ay 2 chambres salon la woon mais da ngay dem ba ci biir yaakaar naa su fay gi matee xaw ma su xaajee am nga droit nga transformer sa kër ba ci cité Sones gi ñu dëkk mais Ndoye Bane loolu yëpp prévoir la ñu war a def booy jiite da ngay prévoir gis nga loolu jamono dañ koy wax mooy kër yi nga xamante ne comme li nga wax papa yaay doom mais dañoo toll ci jamono joo xamante ne da ngay boot gàddu di diri tey wom mat naan bi ci des kañ lay ñëw mooy yow juróom benn weer yu ne nga dem maternité nooy dëkkee ci néega comme salle de bain doy na waar léegi nag ma ko doon laaj nag dafa am benn fu am solo ndaxte ñoom fi mu dëkkee dafa doon quartier boo xam ni dafa bari ay sportifs yu fa nekk parce que am na ku doon football équipe nationale ku fa nekkoon Henri Saivet ki sant Diop nag Ousmane Diop moo nekkoon capitaine mi foo ko secteur boobu la dëkkoon nga gis ni nawetaan su jotee suñu su ruq yooyu day jax day bax day tàng jër yoonu ndam ASC bu mag a mag la Liberté 4 ASC bu mag la wali daan ASC bu mag la waaye wali daan ne leen mën ñoom ñëpp bis mu at mu jot mu toroxal leen mais jëm côté cité Marguerite waaw ñun ñoo leen mën moom wali daan moom xam nga mooy ASC bu mag yi ci des di ASC yu ndaw yi moom mii xam na dara noo tey du ma ko may dara waaw te daf la ko nangul nag dafa mel ni dafa nangu wali daan yoonu ndam la tey ci plateau bi moom xam na li ma moom xam na léegi nag problème bi mooy waaw su nawetaan yi jeexee li ngi lay xool Liberté 4 ak yoonu ndam suñu dee football soo préparé wu roñ say bagage dugg sa biir kër dina tàng jër gañe xeex gañewul xeex chef de quartier yi lu ñuy gérer loolu xeex bu metti lay doon yaa ngi fàttaliku commissaire Anna jamono ya Adja Anna waatoon na fi xeex ak ñun xeex bu metti Adja Anna se mu mel xam nga waaye daan yoonu ndam la woon jamono yooyu yàgg na de
waaw amoon na histoire yu métti sax. ay histoire yu métti. waaye mbir moom nag jamono yi nga màgg nag nekk chef de quartier. loolu noo koy gérer. waaw mais loolu léegi ndooy yàlla def na si jàmm. waaw waaye léegi déggootoo sunu zone bi ñoom. waaw sérieusement gars yi civilisé nañu léegi. zone 4B. sérieusement Sicap yi. waaw déggatuma nawetaan bu fi am problème. déedéet histoire yooyu. yow yaa ngi si temps ñoom riijoog yooyu daal. waaw xam nga ñooñu nag. dëgg beneen époque la woon daal ñaari at yu mujj yi ci ginnaaw rek am na ay affaire am nay cooki de. waaw mais xam nga tamit ñun suñ au niveau de notre quartier moom dëgg moom ça fait plus de 10 ans yoo xamante ne man déggatuma problème boo xam ne ay histoire relative au nawetaan. kon dégg na nga dem final ko. waaw gëj na ñëw final. waaw looloo tax kay nga am jàmm. waaye ñiy dem loolu am na gëj na ñëw final. léegi sa boor nag yow gëj na ñëw final. ñun ci final ñun daaw rek lañ ñàkk final. daaw ngeen mais ñun ci final. ku leen ñàkk loo. xaw ma wala da nga bëggatoo xam naa Liberté 4 moom sonal nañ lool. très bien mami. waaw xam nga kenn koo nennu rek am na ku la nenn. ba ci làmb ji sax boo xoolee am na ci ñett ñoo xam ne kenn ku ne bête noire sa morom la. àdduna tëddee noonu. pour la fekk duma la. mais xam nga yi Ndoye Bane di wax yëpp xam nga chef de quartier yi. ak imam yi dañu war a xoolaat nawetaan. comme ay jeunes lañ te ci biir quartier bi lañ dëkk. te ñi dëkk ci quartier bi ñooy coro ji ca quartier bi waaye da ngay xool quartier boo xam ne dañoo joxante ñaari bakkan te dañ ne ñaar ñu gudd bakkan mënuñoo laalante. ngeen joxal seen ñaari quartier yi joxante benn bakkan ngeen bëgg a daje ca terrain ba bëgg a football pare raak. li ko indi yëpp mooy nawetaan ci boppam la ñu yóbbootul fa mu war a dem. dañoo jël football bi rek jiital ko. te nawetaan dafa am yeneen ak yeneen yu mu war a boole ci biir quartier bi. mooy que war nañ def reboisement war nañ am lu ñu indil xale yi. war nañ am yenn te débat yu ñuy développé ci biir koñ bi nga xam ne dañuy jàngal seen rakk yi lan mooy adduna. mën a toog mën a waxtaan mais xam nga dafa dem ba dafa ñaaw ndax dem ca quartier bee jëndee fa ab joueur indi ko ci joueur bi convaincre kii yóbbu ko fee kii coro ba nekk fee yooyu yëpp mooy dem ba indi raak yi ci biir koñ yi tamit nekk ay koñ yu sësaloo kon nawetaan moom mënu fi jóge ndax ci la gone yi di jàngee football faaw nga mbappat bala ngay dem ci làmb ju mag ji mais Covid bi jëlee nañu moo tax lu ñu ne mënu fi jóge rek Ndoye Bane ay wax la waaw kon jeex lu ñu ne mënu fee jóge rek ay wax la ñi ngi ni ñun ñëpp dem nañ ba ku nekk tàmmatul nuyoo te avant ko wax mu ne non mënuma fekk Eva mu toog te nuyuwuma ko ñoom Eva Tra bëgg bisa te pourtant ñi ngi nuyoonte normal affectueux wallaay dëgg la te doo ma ci mere du ma la ci mere ndax xam naa ne moo lay aar moo may aar ma bis tout le temps man ko bàyyi musula bis da ngay bëgg mu bis la mu ne la du la bis mën ko dama ànd ak jàpp mais Covid bi tax na mu arrêté bis yooyu yëpp fi la ma Covid bi ba tey xam nga moom ñëpp lay xam nga tamit yooyu noonu yëpp tey Covid bi jëlee na ko fi Covid bi jëlee na fi di dox te doxi woo dara Covid bi jëlee na fi yenn détails yu sew sewaan yi est-ce que ñun aussi duñu jàpp nag fi fi toggul dig ma nam duñu jàpp nag fi sabilillah waaw ñu jël nag njàngat bii ñu jëlee nag man de damay wax ma ne waaw coronavirus bi ñëw na fi di gan gi nag mi ngi mooy bëgg a soof ndax ab dëkk la bëgg a def te fii xajoowu ñoo moom du fi dëkk wax nañ ko ci njekk ak teraanga mu ne du dem ay yet lañ koy bëgg a jëlal moom dina dem par force moom xanaa soo gisee mais mami ku mel ni Mia ca régie ba dana ne c'est pas le thème faw ñu leen non c'est pas le thème mais ñoo ngi ñëw yow lay dooleel xajoowuñu ko du fi dëkk mais il faut que comportement yi. non su may wax Eva su may wax Eva xam nga fan laay waxee. xam nga wax su daanawul jaaxal ñi koy déglu. waaw li ma ciy waxee mooy que nañu ci jëlee jàngat mooy ba ci chef de quartier yi parce que dafa law ci chef de quartier yi. yow tey bi ñuy séddale sa ceebu koñ am na koo xamante ne bu amul woon danaan chef de quartier ma xañ. loolu am te pourtant xañoo ko. am na chef de quartier bu ma wax démb ne ma man sama mairie bi ma recensé li fa nekk ba yónnee ko. joxuma da koo jël teg ko ca mairie ba. waaye man dama am fulla ju tool ne damaa yebal waa quartier bi ne leen dem leen jëli ko ca mairie ba. donc kon loolu yëpp dafay jàngat yoo xamante ne moo tax ñuy tudd Covid bi di tudd yéen ni ngeen war a gérer seen quartier yi ndax biir quartier ba yow la nga fa xam man xamuma ko fa keneen xamu ko fa keneen xamu ko fa tëddee bu nekk yaa xam sa màtti lal tey nag li may wax dama ciy dellu siwaat su xoj ak xamee woppi basit jasit baraka ko wax kee nekk ci jéeri ji kee nekk ci ndox bi man déwuma dikkuma yaa may indi mais est-ce que yaa ngi continuer macha allah li nga wax yëpp noonu la parce que chef de quartier yi dañ ciy jouer rôle yu am solo ak imam yi film yi nii ak ni président bàyyee affaire yi ni leen nañ leen jéem a dund ak feebar bi te ku nekk jël say matuwaay ci les mesures barrières ba mu waxee loolu nak ngeen bon taxawaay ngeen am yéen chef de quartier xam nga ñun moom bi Covid bi di ñëw sax la fi ñoo fekkoon ci benn mouvance ndax dama doon fekkoon ñu lancé le clean day le clean day waaw la fekk ñu maanaam na lépp clean benn jour ci weer wi ñëpp génn nettoyé ñu defoon suñu commission taxawal suñu lépp
comme jamonoy setal. waaw Covid bi ñëw dal suñu kaw. ñu jël même commission bi reconduire ko. macha allah nous faisons partie des premiers quartiers yu dëkk ak seen geste barrière ñun maanaam entrée quartier bi foofee dugg am na fu ñuy raxasoo ba ci diggu quartier bi ñu faisons ci partie des mosquées yi jëkk a tàmbali julli aussi. c'est vrai ñun ba léegi parce que on a pris toutes les dispositions ba fii may wax ak yow. muy bàjjanu gox di Adja yu ma faal. di sunu benn grand boo xamante ne photographe la. waaye dafa yor otoom yor rajoom. ba léegi ñu ngi sensibilisation. très bien. du muy boutique yi. muy point de vente yi lépp loo xam ne mi ngi sunu quartier. ñu danañ ba jënd ko dugg ci boulangerie yi di def distanciation bi naka lañ koy respecté. ñu ñoo jënd sunu ko dem ci kii bi boulangerie bi pour tegal nit ñi wala fu nekk ku nekk fi ngay taxaw. sensibilisation moom actuellement c'est de rigueur si yoon war ñu ko bàyyi ndax nit bu ñu la waxee ni lii kat. mën na dal sa kaw. te lii mooy tax nga mun koo moytu. yow war nga fexe ba protéger sa bopp. protéger sa bopp nag protéger sa njaboot. protéger say waajur protéger képp koo xamante ne. yaa ngi kii ak moom yaa ngi nekk ak moom. kon donc loolu ñun geste barrière yi. àla kuddi àlli. du mus a dañ ci ñun. parce que ba fii may wax ak yow. muy bàjjenu gox bi di Habib Diop ñu koy sant de passage. ñoom ak waa Cap Skirring ñoo xam ne dañ association bi nekk suñu koñ la donc ñoom ba léegi ils sont sur le terrain. chaque jour que jëfee dinañu def suñu point de toog ñun suñu biir wax ne tey jii lii wëg lii moo am ci quartier bi. lii wëg lii la ñu war a def. bis bu yàlla sàkk am nañ tamit groupe boo xam ne groupe Covid 19 la. donc dañuy def ay dem ci biir. suivi Covid 19 di waxtaan ñu waaw. lan lañ ci mën a. tey soo toogoon ak le président Macky Sall xam naa boobu ngay pare. ak le président Macky Sall soo toogoon ak moom tey jii. lan nga koy wax. ci wàllum délégué de quartier ñoom seen. dama koy wax yaay baare tali bi nag léegi sul xadar de. loolu moom du ma ko wax. boobu doon ko wax. loolu moom du ma ko wax. ndax dama xam ne su ma janoog moom y'a plus important. di nga tal leneen farata ngay wax. waaw lu gën a kii loolu. lan nga koy wax pour que mu jàppale leen ci. non mooy mu xoolaat suñuy condition ñu xoolaat suñuy condition ndax yombut. dëgg la. yombut sérieusement parlé. loolu dëgg la. bu fekkee ne ku am soxla ñëw si yow xale bu réer ñu indil la problème mu quartier bi lépp yow da ngay xëy sax ñu yëgal la xew nga rus a dem parce que yow dara sa poche te xam na am na lu la faat. donc métti na xam nga 50 000 francs ñun ñi ma ñañ ma baal mais ñu liggéey suñu kër moom lañ leen di fay ñun ñi liggéey suñu kër. ñun 50 000 lañ leen di fay. donc xam nga ne loolu def nañ ba tuddee ko indemnité donc fi may waxee doon waxee sànq day dellu si waat mooy ni ñun ba ñu booleek mairie état lu mu yëkkati suñu kaw lay dal donc moom na def effort état rek mën a gérer chef de quartier. état képp mais nag xam nga gérer leen du yomb parce que da ngeen a xaw a sakkan macha allah. tey jii soo ñëwee sa commune est-ce que xam nga ñaata chef de quartier moo fa am. 9 délégués de quartier lañ. sa commune bi yëpp. commune bi yëpp Sicap Liberté 9 délégués de quartier. Sicap Liberté 1 ba 6. waaw ñu boole si extension Cité France. waaw ak Baraka. waaw muy 9. muy 9 soo ci boolee jëpp ak Derklé muy ñaata. waaw boobu commune jëpp ak Derklé. waaw mais xam nga ba parce que même ce kii. non ñun région de Dakar on a 415 délégués de quartier. tey jii waaw xam nga Liberté 1 ba Liberté 6. police lan. police Liberté 1 ba Liberté 6. police Liberté 6 extension. waaw ak cité ambassade de France. waaw mooy saluer de passage mon ami Boucar Diouf. waaw xam ne moom fay délégué de quartier. ak Baraka. waaw loolu mooy commune bi. moom mooy suñu commune moo composé commune nu. waaw mooy commune Sicap Liberté waaw. Sicap Liberté mu doon 9 délégués de quartier te Sicap Liberté dafa rëyul. tey jii soo taalee sa oto da ci daw même pas 30 minutes. nga def 30 minutes sax bari na nga daw Sicap Liberté gi yëpp. mu du am 9 délégués de quartier. waaw xam nga loolu tamit tey jii délégué de quartier yi nekk Sénégal yëpp tey jii délégué de quartier yi toog fii yëpp. kenn xamul ñaata délégué de quartier moo am Sénégal. waaw kenn xamul benn délégué de quartier mënu la ko. waaw xëy na ñun tamit ñoo xamul amul. statistique mais soo demee tey jii. Pikine li ñuy wax Pikine tey jii keroog. plus de 7 Pikine rek 700 délégués de quartier. 700 et plus. ma ne imaginer 700 délégués de quartier état Sénégal su doon fay délégué de quartier bu nekk 100 000 francs par weer ñaata millions la loolu noonu. Ndoye waaw état bi ngi fay ñeneen lu ëpp loolu ci leneen. ba
baan yooyu du ay organisation parce que maa ngi ko doon wax ca njalbeen ne woon naa leen gis nga quartier yi ngeen di gérer da ngeen war a dem ba ku ca def comportement boo xam ne quartier bi soppuñu ko ñu dóor ko amende mu fay ku ca def loo xam ne dañ ko war sargal ñu xool nu ñu cotiser parce que doyen Abdoulaye Makhtar ñu ngi koy nuyu nee na nanu bàyyi bu xale defee lu bon ñu wane ko te ka yóbbu yaayam à côté màkk kenn wane ko yooyu la ñu war a defaraatee sunu réew wax dëgg yàlla doy baan ñu bàyyi ko mu tàggatoo waaw yu rafet yi daal nan koy won sunu doom yi ndax nu jàng ci yeneen ya nga xam ne dafa safaanu bëgguñu koo sax gis bëgguñu ko xam ñu bàyyi la nga tàggatoo kon boog damay tàggatoo di sant waa Sicap Liberté 5 ndax ñoom ñoo ma defal lépp man maa leen deseel en retour ndax xooluñu lenn ci man du xam-xam bu ma leen ëpp du alal du dara waaye dañu xool ma doy leen ñu teg ma seen quartier ba pare nag gunge ma ci liggéey bi donc man maa leen amal njukkal di leen sant comme ni mu ko waxoon ci tàmbali bi di santaat bu baax suma imam muy El Hadj Mansour Gueye di sant mouvement wi musulman bi bi nga xam ne suñu papa Adi Wade moo ko yor di wax ne des na it suñu communauté chrétienne bi comme ni ma ko waxee sànq ñoom it des suñu ginnaaw sama clean day bi muy suñu coordonnatrice clean day muy soxna Oumy Ndiaye ñu ngi koy sant bu baax seen taxawaay sama conseil de quartier donc ñun on travaille en équipe donc ñoom ñëpp ak sama bàjjanu gox mooy Adja Yuma Fall di sant Habib Diop ñaata at nga toogagum man fu mu toll nii 2011 ba léegi officiellement 9 ans la kon mandat bi amul fu mu yem ah déedéet dañ la yem fal à vie non mais am na lu tax ñu mun la folli très bien baare tali bi tamit tax na baare tali bi faute lourde la ak jikko yi bu demee ba soppeeku yàlla bum nu daal de baare tali bi faute lourde sànci añ war na ci soxna li ngeen xanaa ñu ne ma rek ma terminer sama président waaw comme ñëw na fi muy El Hadj Samba Fall waaw di koo xamante ne man aw ma payam ndeysaan waaw nit ku baax a ngoog waaw nit ku am diine nit ku am ngor nit ku ma jàppale te seetaanul benn délégué de quartier du yéen a dëkk sax waaw moom 4 la nekk ma nekk 5 Liberté 4 waaw moom fa la nekk ma nekk 5 donc maa ngi koy sant di sant bépp délégué bu nekk commune Sicap Liberté di profité di jaale tamit sunu naataango bi génn àdduna muy El Hadj Lamine Niang di délégué Liberté 2 ça fait 2 semaines dafa wàcc liggéey yal na yàlla yërëm ko donc ñu koy ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee di jaale waat toute la population des Sicap di santaat suñu maire sant Sède Agne di sant madame ministre Zahra Iyane Thiam ñuy jàppale Alioune Mara DG Zahra waa Kapsila waaw monsieur Tamsir Soxna ak Cheikh Soxna docteur Cheikh Soxna ñooñu ñëpp ñi nga xamante ne ils sont au service du quartier très bien ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup Diouf kontaan nañu soxna li ngeen looy tàggatoo wallaay xanaa dellu di am mbégte rek di wax ne waxtaan wi moom gis nañ ne am na solo ndax mi ngi lay yee ci leneen ak leneen ak leneen ak leneen di la wax ne la Ndoye Bane war ngaa lijjanti ba indi fi soxna Khadiba ndax moom mooy présidente délégué de quartier yu jigéen yi très bien te moom itam jàmbat bari na ci seen côté kon ñoom it waaw Khadiba ma nga fële ca kii war nga ko fa indi mu ñëw toog fii moom itam def musóoram ñu laaj ko ba xam lu mu xam ci ñi délégué de quartier yi yor musóor yi ndax dégg naa ay jàmbaar lañu delluwaat di santaat ñëpp di wax ne ko monsieur Bassirou Ndiaye kooku sama góor la sama xarit la de chef de cabinet wu monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko ziyaar nit ku baax di wax joyeux anniversaire Amina Fall sama doomu yaay jooju Adja Yacine tay la bésam di ko wax ne ko dundal ba énervé loo dund doyul waaye soxna Jaaratu Thiaw Laay mi nga xamante ne di doom ci sunu papa Baye Ablaye Thiaw Laay yàgg fi loolu te wér soxna Jaara maa ngi lay ziyaar yow ak ñi nga toogal ñëpp di seetaan gaa ñooñ am nañu nekk sa wet neexuñu ma mais maa ngi leen di ziyaar ñoom ñëpp di wax ne ki fi jaarati mooy Thiat Diop woo leen ko ca kër jeeg jama ngay defi baaxam 77 899 68 49 mu def ak yéen xeetu baax tabarkàlla. dama dégg ne Jojo dañ koy waaj jël délégué de quartier dama xam ndaw quartier bu safaanu information ba man daal grand chef quartier bu safaanu ay Ndoye Bane lan ngay tàggatoo. merci beaucoup ñuy félicité bu baax a baax sama délégué de quartier bii di Liberté 5A xam nga wàll daanaka kii ay doomu bàjjen ak doomu yaay lañ ay kalante lañu. nii lañu mel ça fait des années dañoo judd fekk ko fa di ko félicité di nga soo demee nga nuyul ma mère Aminata Dieng ca Liberté 5 sama goro la moo may soxna mooy yaay la ci sama soxna. ca këram te ku ko defoon mu ne da ngay defar sa sëy. waaw déedéet ca këram lañ ma mayee soxna ca këram moo may soxna donc il faut ñu nuyul ma may Aminata Dieng. da nga kontaan ci soxna si soxna mi yaa jëlal boobu bu ngeen kontaanee seen soxna non poto may sa sóoru
poté vraiment. xale bi daal soofu la waaye billaay. kan ci poté non poté may wër man wëruma poté. moom may wër nee na ñu sàcc tamba daa yomb. message yi may yónnee dinaa ko message yi ma poté di yónnee naa ko génne. nga ni. mais elle m'envoie des messages souvent. c'est vrai mais oui elle peut poté. très bien. soxna Mia Ndour et son équipe merci beaucoup ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di jaale am Jogomay ndax moom itam gorom dafa génn àdduna ñu ngi koy massalu bu baax a baax fële ca Grand Dakar am nit ku baax waaye itam ñàkk na itam ku baax kuy baax nag yàlla la gën a baax ku dul baax lu dul baax baax ko gën nañu góorgóorlu defaraat jikko yi quartier yi xale yi ci nekk génn leen ngeen defar quartier yi ndax nit ku ne fa nga dëkk daf laa war a niru wax dëgg yàlla góorgóorlu leen bu baax a baax bu ñu remonté dem ca gannaaw gis ngeen ko ay année 87 88 jëm 92 setal dafa xewoon jamonoy fuural ko ñëpp dañu rafetoon ndax dañ ko daan concourir lu waaye di jaayanteeg sa morom daal nay lu baax lu rafet ci la njëriñ nekk wasalaam ba suba incha allah ci seen émission wareef yéegal nañu heure bi 14h lay am 14h30 fekk ñii naan ñu ngi ci kendal ñii naan ñu ngi teg añ bum ci mën ci doon yal na ci jàmm ju bare nekk ñu ngi jaale bu baax yaayu bébé Ndiaye mi génn àdduna keroog rek la bébé Ndiaye génn àdduna yaayam topp ci kon famille Baba am di yëpp ñu ngi leen di massalu wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee rek lu dul baax baax ko gën ba suba incha allahu taala ci kàttan suñu borom